xam naa ba tey noonu laay delloo ci tey lii ñuy tuddee seen journée culturelle ngeen jàpp ko tam xarit ñu tuddee ko ak la clé tey presque mu dellu ci genre émission dinañ gis ni yéen a ngi ci invité yeneen section yi ci des maanaam localité bi ñëpp daal ñu ngi siy ñëw ba gis nañ ne bu ren bi sax am na changement parce que jëli ngeen faneen ñeneen pour indi ko ak la clé lañ bëggoon a xam lan moo ko sabab ak kañ la woon moom. waaw bu nu waxee ci ak la clé je crois que ñi ngi ko commencé en 2014 nanu commencé ak la clé 2013 2012 nanu génnee tamxarit yóbbu ko ci mbedd mi mais boobu mu nekkul woon turu ak la clé boobu dañ daan génn def comme ni daan def ci journée culturelle def prestation tajwid question religieuse ak yeneen yi nga xamante ni mi ngi ci biir généraire bu sax daan noonu ko def ci tamxarit bi mais bu ñu demee tamit ba xool ni benn processus la tamxarit la te tamit bisu ñaan la te tamit bu dee nit ki bàyyi na lenn pour def lenn boo ñëwee war nga ko produire lenn loo xamante ni dina ko satisfaire ñu ni kon est-ce que duñu changer donne yi ñu indi ak la clé production bi nag jógee ci sunu encadreur Tata Marème parce que bu ñu xoolee même sax commencement rubrique yi ci moom la commencé lu ci mel na rubrique yi ci nekk yëpp tamit dox diggante 2014 ba 2019 rubrique yooyu yëpp mën na ni création bi ci Tata Marème la commencé xam nga tey miin nañ ci ay rubrique comme que émission nañu wax nag dañ koy jëfinu émission te tamit dañuy fexe ba chaque année li ñu produire ñu yokk ko ci enseignement bi ci organisation bi ak ci domaine boo xamante ni da koy laaj rek chaque année dañuy fas yéene yokk ko am ci loo xamante ni tamit moo ëpp ñun li ñu ci doon séentu xam nga am nañu damay bañ a laal rubrique yi te yegg see góos kon foofu na ni yemee ci cadre ak la clé bi ci historique bi processus bi mais tamxarit daal ci salle bi la commencé génn ba ci mbedd mi te incha allahu rabbi dañuy ñaan pour mu yokk. kon ci salle bi la commencé génn ba ci mbedd mi incha allah dina dem ba muy dem ni Université Ramadan di def parce que Université Ramadan ci biir kër la commencé woon léegi nag dina dem ba dematuñu sax Dakar di ko fekk waaye tamit ku ci nekk yaa ngi yor sa écran géant di ko suivre yàlla dem ba àgg foofu waaye lan moo waral nom bi non ak la clé lu waral nom bi. xam nga turu ak la clé bi bu nu xoolee processus bi nu toogee di ko réunion ñu xool processus su turu ak la clé dañu jàpp ni kon chaque année am na benn bunt bu nu war a ubbi te bunt bi tamit selon dañ koy ubbi ci ay facettes yu bëri ñu xool ni kon ak la clé dina mën a répondre sunu turu émission parce que tey boo ñëwee ñun la tey ren ci cadre mag ñi Serigne Babacar mooy nekk bunt bi ñuy ubbi bu ñu ñëwee tey ci cadre dëkk bi wala ci cadre société ñun la tey daan ubbi ci côté éducation buntu éducation noonu war a ubbi nga ñëw tey ci cadre jigéen ci cadre référence ñun la tey ki nar a ubbi sunu buntu mooy Seydatuna Khadija comme processus boobu nañu jël gis ni kon am na ay buntu yu ñu war a ubbi te buntu bu ci nekk tamit enseignement bi nga xamante ni moo nekk ci biir néeg bi war nañu ko génnee moo tax ñu tuddee ko ak la clé. barakallahu fiiku dafa mel ni tur bi leer nañ ndax ni nga ko tuddee dafa mel ni yéen a ngi ko inspiré kon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu doon wax ni bu fekkoon ni man néegu xam-xam laa àllin mooy bunt bi kon déjà yéen bunt boobu ngeen di jaar nag lu nekk tamit ngeen xool caabam pour tijji ko fa yàlla leen ci yàlla jàppale waaye damay delluwaat ci Pape Yérim ba tey mooy nan la gisee rubrique yi ñu taxawal tey émission bi ak la clé yow nan nga ko gisee en tant que mag nekk père daan doxal tamit ba tey ji ndaw ñi ñëw donn la taxawal lu mel nii ci wàllu section bi yow noo ko gisee. waaw xanaa dañuy kontaan ci question bi xëy na rubrique yi moom sant yàlla rek la doon parce que tamit comme ni ko Iba waxee xam nga dafa taw jamono bi dafa tawloon ci benn moment boo xam ni bu tamxarit jotee xale yi dañ daan génn di foy dem di dugg ci kër jàmbur yi di yàq di def lu nekk moo daan def ci daayira bi sax at bu nekk dañ ko daan organiser niveau localité ñu daan def ay waxtaan yàllaa ngi dogal ni xëy na démarche boobu ñu ci dem di ci dem ba ku nekk gis sa bopp mais nag nit ku nekk da ngay bëgg màgg mu toog benn moment boo xam ne ñu organiser ko ñu ko dañ koy defee ci biir salle comme ni ko Iba waxee di ci liggéey ba yàlla def mu génn fii ci cours bi di ci liggéey ba mu génn ci mbedd mi
mais da ngay yëg ni rubrique yi bu ñu ko defee ba pare boo génnee da ngay yëg ni am na lu mu lu mu defar maanaam dana changer yu bëri si maanaam situation boo xam ne moom nit ñi daan dund parce que tamit da nga daan bàyyi sa doom muy dem di fay wala muy dem di yàq mais nga organiser loo nga xam ne daa mën téye xale yi dañ ko defoon pour téye xale yi mais téye boobu dem na ba nga xam ne léegi dañuy yàkkamti mu ñëw ba ñoom ñu def ñu répété loolu mooy taxawaay bi di encourager xale yi parce que tamit liggéey la ba nga xam ne liggéey bu jafe la bu difficile la parce que téye ay xale di liggéey di leen réorganiser ba bu ñu génnee si biir si mbedd mi génne fi loo nga xam ne ay mag ñu ngi dox te mënuñu ko boo ko sant yàlla kon ñoom seen taxawaay am na solo ñu leen di ñaan yàlla gën leen yokk mais daal ñu xamal ni daal wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na te tamit changement am na parce que année bu nekk bu ñu ko defee bu ñu paree rek daañu gis changement si d'accord merci beaucoup Pape Yérim xam naa dinaa ñëwaat ak yow léegi ci ak laakale boobu taxawaayu mag ñi bëgg naa si ñëwaat léegi ak yow ci nan la ñuy taxawee ci émission bi bu jotee moom itam waaye tamit Iba Mbaye sànq yaa ngi ko doon junj ci wàllu émission yi thèmes yi nga xam ne mu ngi am ci biir tudd nañ ci maîtrise du Coran tudd nañ ci tamit l'histoire du prophète tudd nañ ci tamit référence maanaam thèmes yooyu lu mat 4 thèmes mu ngi ci biir bëggoon naa nga expliquer ma thème yooyu premièrement bi ñu dugg ci maîtrise du Coran naka lay demee. waaw bu dee processus bi nu miinee woon maîtrise du Coran peut-être fond bi ak tour bi nanu changé parce que dañu miinoon ci côté daayira bi ñu naan tajwid da ngay ñëw def tajwid boo paree dem ñu ni la fekk nag ñuy def benn tajwid dem te dégguñu maanaa saar bi kon est-ce que tajwid bi du des. ñu ni kon léegi est-ce que duñu indi benn rubrique tuddee que maîtrise du Coran léegi nag bi ñu indee maîtrise bi tuddee que bi ñu indee rubrique bi tuddee que maîtrise du Coran le fait que ñu war a tajwid dem dootuñu tajwid dem dañuy waxtaan ci li nga xamante ni moom nañu tajwid ñu dem sax léegi ba benn jamono ñu ni léegi maîtrise du Coran bi dootuñu ko tënk ci saar dañ koy tënk ci thème tey bu may jël exemple daaw amoon nañu thème maîtrise du Coran la justice dans le Coran. ñu génnee li nga xamante ni mooy wax ci cadre justice ci alquran bi nu paree ñu débat. wala xad arsalna rusulana yàlla dafa ni man maa envoyé yonent boo xamante ni attekat la bil bayyinaati nag waaye nag mu am clairvoyance ba lu mu atte xam na lan la waaye attekat kese taxul ñu wax atte lépp loo gis dafa am lu ñuy wax législation loi yi yàlla nag ni maa délégué loi yi mooy kitaab bi mu tudd wa andalna maahumul kitaab benn bi stop mooy wal miidaan maa ko créé cadre boobu mooy justice bi léegi nag loolu pour lan la mu ne ni yaquma naas bil qist li ñuy comprendre nag mooy justice ci alquran ak justice ci droit positif daanaka soriandoowunu parce que ñoom ñëpp dañuy chercher benn idéal mais idéal bi ci droit positif ñoom bu ñu amee jàmm rek même bu fekkee dañuy éliminer Adama Diaw moom tooñ nañ ko mais penc mi am na jàmm loolu moo am solo mais bu fekkee alxuraan la idéal bi da koy sacraliser mooy yaa ayyuha alladina amanu kunu xawaamina lillahi shuhadaa bilqist laa tajrimannakum sana'aanu xawmin ala an laa taadilu udilu wa aqrabu li taqwa moom ci xurbalu la jëme looloy différence justice ci biir alquran ak justice ci droit positif kon alquran dafa am benn idéal mais da koy sacraliser yàlla nag dafa bëgg pénc boo ciy nekkee mu mën a dal parce que nit li def fondement mooy ngëm waaye pénc nag la ko yor mooy justice. xëy na ren ñu ngi am comme thème laylatul isra wal mi'raj bi nga xamante ni yonent bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam ci loolu noonu bëgg waxtaane ci côté maîtrise du Coran bi kon processus bi mooy dañ koy def en même temps tamit ñu génnee maanaa bi nga xamante ni moo nekk ci biir alquran bi parce que buñ ko gëstuwul yam ci tajwid bi maanaa bi àdduna du yàgg ba mën ko xam. comme ni ñu ko waxee mooy l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme que héritage nañu wax mën nañ ko commencer ci yonent bi parce que ki nga xamante ni moo fi toogal yonent bi tey mu sunu kilifa Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaanal tamit de passage yàlla aar ko sàmm ko làq ko fa loxo yàqat eggul
mais tey bu ñu jëlee processus héritage de Muhammad bi bu ñu xoolee dafa am ñaari phase moom tamit dafa am phase théorie am phase pratique phase théorie bi mooy tey bu nee tey ci l'héritage de Muhammad exemple bu nee daaw bi ñu ñëwee dañuy suñu responsable moral nañu jëloon ci biir héritage de Muhammad parce que maam Cheikh moo ñu jàngal ni l'héritage de Muhammad c'est l'ensemble de toutes les vertus qui ont fait tous les héros du ciel maam Cheikh moo ñu jàngal lool léegi kon héros du ciel yooyu nañuy jéem a indi te mën nañ ci sunu maam Serigne Babacar Sy mën nañ ci sunu maam Cheikh Ahmad Tidiane mën nañ ci sunu maam Cheikh Al Hadj Omar mën nañ ci sunu maam Cheikh Al Hadj Malick mën nañ ci Seydina Cheikh ñoom ñëpp nekk ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk tamit ci benn processus mooy yeggale mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni kon héritage yooyu nañuy indi pour waxtaan ak ñoom ndax benn ndaw ñi nga xamante ni tamit ñi ngi ci biir keppaar gi te war a xam dëgg-dëgg ñooñu ndaw bi nekk ci biir keppaar bi ak ki nekkul ci biir keppaar bi te xam mission bi ñu war a incarner ñoom ndaw bi nekk ci biir keppaar bi tamit te war a bàyyi xel ñoom seen responsabilité envers ñooñu léegi nag ñu ni kon héritage de Muhammad bi faaw mu ñëw bu ñëwee tey daaw ñu amoon suñu responsable moral phase théorie bi mooy waxtaan bi nga xamante ni daan ko séq ak sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom lañu invité woon ci cadre Serigne Moustapha ci cadre historique mouvement bi ci cadre domaine bi nga xamante ni tamit mi ngi ciy liggéey. li mooy saaxibal waxtu sur le plan politique sur le plan spirituel sur le plan moral sur le plan culturel sur le plan spirituel domaine bu ne fii ñu toll ci jamono ku mu ci rawut rawoo ko ci mag ñëpp seen cumekaay tey moom lañ ko dénk mag ñëpp nag tous les prophètes secret bu ñu masaan am tey détenir loo rawatina nag xaatima nabiyyiina wa imaamul mursaliin te boo gémmee sëñ bi si dëgg nga dem penku da nga yëg ni mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yor te mu assure cette continuité bu dee ci wàllu tarixa bi Abul Abbas Ahmad Tijani mii ko wax ni nga defal ma révolution sama tarix keneen toogul wax ko te kenn du ko weddi xalifa cheikh yëpp Haji Omar Foutiou Tall Haji Malick sëñ Babacar Sy ba ci Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy mii ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sëñ Moustapha Sy yéesu la fenn rawatina nag ñaar ñu mujj parce que bu dee Maodo dafa woote woon séminaire Jaksaaw Njàng formé mag ñëpp gox bu ne mu yabal la sëñ Moustapha Sy lan la def dafa toog Yoof université Ramadan nga toog fii ci Saint-Louis sëñ Moustapha Sy dala dafa séminaire nga nekk en direct avec moom waxuma la Saint-Louis waxuma la toutes les régions du Sénégal mais continent yi ci monde bi yëpp foo ne nga jàkkaarloo grâce à l'internet ak sëñ Moustapha Sy mu de la former de la defar séminaire loolu gën a yaatu amul keneen ku ko def ci monde bi loolu gën a yaatu njëkk jiitu ñëpp ba ci des bu ñu ñëw ci sëñ Babacar Sy lii xew fan yi defoon na ko ba taw manqué ñu ne ko kaay nga dem jàkk ja naan def baaw naan ñaan daf ne indi leen ma samay bot kii dem di ñaan taw nga demandé say bot ak parapluie kooku wóoroon dale ni la ngay ñaan dana nangu parce que dafa jóge woon boromam sëñ Moustapha Sy fan yi def na ko sëñ Babacar Sy yéene ndaw ci moom téere yi moo xoon nii naka joxe ci kaamil yi mais xar yi tabaski yi am yërmande tax mu béy ba tabaski paas mais ba mu ko defee taw na kon doon na Babacar Sy ak yeneen ak yeneen ak yeneen mille exemple ma ngi ci joxe bu dee amul Abbas Ahmad Tijane rek xale yi wéy nañ ko léegi plus de 30 ans jataay bu am ci conférence ak ziar ak gëmmoog lépp devant tout le monde papa ak mag ak rakk ak ndaw ak ñëpp mu wax kan mooy Moustapha Sy tey mu ni seen chef de guerre beneen yoon seen grand patron beneen yoon seen sëriñ beneen yoon seen chef politique lu ne jox na ko ko te dellu si waatul waxaan leneen lu wuteeg loola moom sëñ Cheikh toog na wax moom sëñ Moustapha ni lañ ma joxoon ba ma ci indi une partie wan ko sëñ Cheikh dafa ne nii nañ ma ko joxe woon dara manqué wu ci fii ci Ndar la ko waxee woon dara manqué wu ci moo leen wax barka démb ni bu dul moom maay teg ndawal kon li ñuy recommandé rek mooy la mu wax ni sa noonu kilifa nga tey ci moom te bàyyi ko xel li ko bàyyi lu mu waxee am yar am tegeen bañ tooñ nangoo jàng te nekk exemplaire fu ñu mën a ne ci gàttal daal loolu rek la ñu mënoon tënk ci wàllu Cheikh Mamadou Moustapha Sy. phase pratique bi tamit mooy cadre yi daanu ñëw taxaw indi enseignement bi nga xamante ni selon mag ñi wala bindkat yi bind nañ ko ci kilifa yi ñu jàllale enseignement boobu pour wane ni kon lu amul seede baaxul
قابوا وظلوا فيا بؤسا لجمهم إذا أعذبوا مصطفاهم بالوشايات perte nanu te ñooñu sax danoo torox te man sax woon naa toskere seen mbooloo yooyu mbooloo yi nga xam ne ñi ngi jéem a mere Moustapha Moral mi nu tànn waylun wa waylun liman aadaka wajtamaw lil kaydi wal makri fii shattal adawaat maa leen yërëm te toskere ñeel képp kuy noonu Serigne Moustapha ak tamit ñiy dajaloo ngir jéem ko fexeel te nag si ay façon nooneel yu wuute ñii di xaatim ñii di gas reen ñii di fas di fexelu ko lor te da ngeen xamul ni Moustapha doon na bàyyam gor la du daw kon jaaraama Serigne Moustapha yal na yàlla fay la sa coona kon jaaraama Serigne Moustapha yal na yàlla fay la sa coona kon jaaraama Serigne Moustapha yal na yàlla fay la sa coona kon faaw ñu def ci seede bi loolu mooy processus su héritage de Mouhamed. mu mel ni am na solo l'héritage de Mouhamed comme ni nga ko tuddee bii di nekk théorie bii di nekk pratique ba tey maa ngi fàttali mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi suivre seen suite Héros du Sahel maa ngi ànd ak yéen tey fii ci Saint-Louis dalal waa section Pikine 3 ci seen programme bi nga xam ne moom la ñu war a def ci jouru Tamxarit bi ba tey tamit damay dellu siwaat ci yow mooy rubrique bi ngeen tuddee référence pourquoi référence. pourquoi référence xam nga tey yenn waykat yi dañ naan développement boo gis te amul jigéen développement bi du dem te tamit mais ban jigéen na ñuy wax je crois que point bi foofu la nekk comme que référence nañu tudd nag cela veut dire que kon ki ngay indi war na jaral nit ñi ñu xam ci moom ñu xool ci moom li nu mën a roy ci moom léegi référence bi ñu séddee ko sunu mbokk jigéen ñi parce que gis nañu héritage de Mouhamed bi dañ ko séddee sunu mbokk góor yàlla yi mën nañ ko séddee ñu ni kon référence bi kon est-ce que jarul boog ñu yóbbu ko sunu jigéen ñu baax ñi nga xamante ni tey ñoo tax ñuy tudd góor yàlla yi ñu ni kon nan leen jox référence bi chaque année nag ñu indi benn référence benn jigéen boo xamante ni benn soxna soo boo xamante ni li mu liggéey jar na mu fës jar na jigéen bu ne xam ka ba nu mën ci teg sunu tànk tamit parce que ñun ñoom gis nañ processus bi jigéen ñi di dundee tey kon jar nañu delloo si leen wan ni leen ni kon ñu baax ñi ku bëgg mel ni ñoom war nga jaar fii ndax ñoom fii nañu jaaroon parce que dañuy wax ni ñoom rek ñoo mën a waat ni mën nañu jur wal yi góor gi mënu ko kon comme ñoom ñoo ko mën nag ci processus boobu nañuy nekk ak ñoom kenn ku si nekk dañ lay fekk si selon si domaine bi nga nekk ñu waxtaan ak yow si domaine boobu parce que nit ki boo koy yar da nga koy fekk si fa mu nekk boo ko fekkee fu mu nekk nga mën ko fa yar léegi nag mooy processus référence bi chaque année ñu indi benn maam Sayyidatuna Khadija maam Roqaya maam Asukan maam Sophie. léegi ci gàttal rek yaa Sophie dafa daan liggéey yaa Sophie dafa daan def commerce ñu bare ràññee nañu fii man ma daan ko jaayal ay kolak ay tusngel ak yu ni mel daay parfum ki yooyu ay di ko jaay di ko yóbbu di ko joxe yaa Sophie dafa daan bay fa am ay tool yaa Sophie am ay xar ku bëggoon élevage la waaye lépp lu mu ci am sagale ko wàññi Serigne Cheikh benn si at ma fekk soxna Kiné mu toog ca buntu waaña saxaar si wër ko ma ngi def bopp neen di séddale ndugg ma ñëw taxaw ñaari wàññi ni ñëpp a ngi toog ma ne ko soxna Kiné maa ma ne ko lii warul de ndax ku fi gore tey rek sa ndey ko goreel man mii Seynabou Gueye laa tudd kenn xamatul sama tur yaay laay tudd wala soxna si sa ndey ko waral
kon da nga war yow dem toog ca kër ga ñun ñu simmeeku mu di fa bàyyi faal ci sa néegu ndey ba keroog mu ni goreel yaa Sophie ku bëggoon boppam la jàmbaaru fàkk tëdd la woon jigéen ju tey la woon jigéen ju amoon jar la jigéen ju fonk kilifa la woon ku daan sol yu jot la nag ku bëggoon sol la nag yaa Sophie lu baax rek la bëggoon ku bëggoon lu xeeñ la Serigne Cheikh mayoon naka benn jaaro yaakaar naa ni jaaro ba dafa am daal lu nekk ci biir luy melax mu takk jaaro bi dugg ci waañ wi du xuloog jaaro bi ak yére yi mu sol dégg naa yére yu rafet la ki ma ko nettali yaa Seynabu Si moo ko yar mu ne jaaro loxo bi dama la takk de saxaar si am na ñoo xam buñ la takkee dañ lay génne di la tiitaroo man saxaar si ma nekk ki may sonnal ci saxaar si moo la gën sa morom muy xuloog jaaro bi ku fonkoon Serigne Cheikh la nit ku baax la te nag dafa daan dooleem te ku bëggoon jàng la nag yaa Sophie ku bëggoon jàng la. maam Sophie ren ñi ngi war a am sunu maam Seydatuna Khadija moom nañu war a am mais ren dañ ko tënk ci thème xam nga damay bàyyi xam nga dama lay wax thème xam naa maa ngi ñëw ci thème yi léegi comme ni nga ko waxee ci thème yi nga xam ni moom ngeen war a traiter ren parce que même Coran bi tudd nga ko maîtrise du Coran bi mais ñëwaguñ ci thème yi tamit yeneen yi ci des yëpp ñëwaguñ ci thème yi am na beneen bu ngeen tudd mooy seen 4e point mooy temple du savoir lu tax temple du savoir ak naka lay doxee. waaw xam nga baatu temple boo ko tuddee baatu temple cela veut dire que ni benn lieu la boo xamante ni amaana ay nit daan fay daje te buñ fa dajee ñoom ñëpp war na am luñ fa mën a jëlee léegi nag ñun am nañu temple du savoir te temple du savoir bi chaque année dafay daw ci tamxarit bi tamxarit bi maanaam ay néeg la wala ay kër la néeg bu si nekk am na boroom bu nu ñëwee am nañu néegu héritage de Muhammad am nañu néegu temple du savoir am nañu néegu référence am nañu néegu leneen ak leneen mais néeg bu si nekk boo demee am na ku si tëdd wala am na kuy borom néeg bi ren ama dina la néeg boo fi ñëwee borom néeg bi moo lay wax fi ngay toogee kon nag ba saa yu nu demee si néeg borom néeg bi moo ñuy wax fu nu toogee mooy processus tamit temple du savoir bi bu nu ñëwee si temple du savoir bi dañu gis ni kon xam nga bu nee temple tudd savoir kon benn élévation ci cadre xam-xam war na am mais ñu séddee ko côté société néeg bi néegu société la chaque jour bu nu tuddee wala chaque fois bu nu tuddee temple du savoir ci tamxarit rek thème ba fay génnee société lay tënk parce que mënuñu génn sunu cadre xaqiqa mënuñu génn sunu cadre société moo nu tënk mais benn bu si nekk tamit daanu fexe ba mu gis boppam ci li nga xamante ne moom la ñuy def mooy temple du savoir. merci beaucoup ndax ni nga indee point yi am na solo ba tey may fàttali mbokk yi rek yéen a ngi ci seen site Héros du Sel ma ànd ak yéen tey fii ci Pikine 3 ci seen wàccaayu tamxarit bi seen émission boobu nga xam ni moom la ñuy jagleel ci tamxarit bi incha allah mu mel ni tudd nga fi 4 points maîtrise du Coran su ma ko déggee ndaw ñi ñoo ko moom mu nekk benn nga tudd deuxième bi mooy héritage de Mohammed ma gis ni léegi mag ñi ñoo ko moom waaye féete ci góor ñi surtout beneen bi ci des di référence bu ma ko déggee parce que mu ngi dem féete ci jigéen ñi indi nga ñetti génération muy génération mag ñi jigéen ñi ak ndaw ñi te sànq ci commencement bi baa ngi dégg père bi di ko wax société mënut a baax nga tànk ndaw ak jigéen nekku fa tamit mu mel ni gis naa boobu mais bi ngeen paree da ngeen def synthèse bi indi temple du savoir dafa mel ni moom ngeen defee synthèse bi léegi tuddee ko société ndaw bi gis ci boppam góor bi gis ci boppam jigéen bi gis ci boppam mu bëggoon nag ren naka lay demee ci thème yooyu maîtrise du Coran comme dégg naa sànq nga wax ni dañ koy tënk ci thème yi des yëpp dégg naa bu ci nekk nga ne dañ koy tënk ci thème ren thème yi nan la nar a demee maîtrise du Coran bi ban thème ngeen ko tënk wala boog waxtaan bi entièrement émission bi da ngeen ko tënk ci benn thème nga xam ni Coran day ñëw héritage du Mohammed ñëw beneen ak beneen ñëw ci wala boog bu ci nekk dafa am thème particulièrement waaw Aki la clé bi du am thème central tey mi ngi mel na ñuy def émission télé bi dafa am ay
rubrique bu si nekk tamit amaana mën na am point essentiel ci biir à qui la clé bi à qui la clé bi boo dégloo bu baax mooy turu émission bi mooy thème central bi à qui la clé bi mooy turu émission bi mooy thème central bi bu nu dégloo bu baax léegi kon à qui la clé bi mënul am thème moom moo ëmb lépp mais yi mu ëmb ci biir nag mënuñu ñëw waxtaanee lépp mais faaw ñu tënk ci lenn loolu bu déwénee ñu mën a tënkaat leneen bu ñu xoolee sax ren dana amoon processus lan na ni tënk dëgg bi ñuy waxtaan fii amaana boo moytuwul boo nu fekkoon ay xasante na nu mujjee gi kenn xamul ndax bëgg li ñu génnee woon daaw ñu génnee ren lu ko raw loolu moo ni sonal nag parfois ba duñu bëgg def loo xamante ni dafa yées li ñu defoon daaw léegi bu ñu ñëwee ci maîtrise du Coran bi par thème lay nekk chaque année dañ koy indil benn thème bu ñu ñëwee ci thème bi xam nga tudd naa sànq thème bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ren muy laylatul isra wal mi'raj bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon nag mais peut-être am na yenn question yoo xamante ni moo tënku ci biir thème bi yoo xamante ni mën na laal isra yonent bi mais am na yeneen isra yu ñu def tamit góor yàlla yi def ko mais damay bàyyi ba ci biir ba nu yegg foofu dina leer léegi beneen bi tamit mu dellu ci héritage de Muhammad bi xam nga bu nee héritage de Muhammad leeral naa ko sànq ndono la ren sunu ndono ñu ni dañ koy jagleel sunu maam Serigne Babacar mais processus bi ñu ko jagleel ren bokkul ak ni ñu xamee sunu maam Serigne Babacar parce que bëri na ñu koy jàngalee juddoom li mu def li mu liggéey mais ñun ren opté wuñu côté boobu li ñu opté mooy defar reportage ci faatu Serigne Babacar moom nañu opté parce que gis nañu reportage bi nu su maam Cheikh defal commencé ñu ko du premier jour presque ba di 8e jour reportage boobu yëpp daan leen ko jagleel ci biir émission à clé bi mais duñ ci sore moom tamit dañuy bàyyi rek mu ko ne dañuy bañ wax secret yi daal ba mu jeex parce que am na yeneen yu nekk ci biir léegi référence bi tamit noonu lay demee tem nañ koy tënk ren ñu ngi am le leadership féminin à l'exemple de Seydatuna Khadija xam nga tey bu nee leader rek da nga yaakaar ni góor ñee ko moom te ak jigéen ñee liggéey ci côté leader léegi nag ek jarul kon ñu jël leadership féminin ba pare jox leen exemple Seydatuna Khadija ñun ñëpp jàng nañ histoire am xam nañu ni mu demee te ñun ñëpp xam nañ li mu incarné woon ñu ñëw ci biir mais nag li jar a bàyyi xel mais fu nu laalee Seydatuna Khadija daan def comparaison ak société tey parce que tey est-ce que li amoon démb moo am tey est-ce que ni mu ko incarné woon démb moom nañ ko incarné woon tey je pense que question yi nekk ci biir te kenn ku ci nekk invité bi tamit jot na lam ci waroon a jot pour mën ci préparer buy ñëw ci Tamxarit parce que ma waxaale leen ko ku ci préparé wul boppam ba ñëw fii moom question yi bu la ëppee doole daa xam ni guddi gee ko laaj bu delloo ci temple du savoir bi tamit ñu tënk ci société daaw ñu amoon thème l'éducation la clé du développement comme chaque année dañuy xool selon bu ñu résumer actualité ñu gis li gën a nekk au diapason ñu indi ko def ko thème parce que daaw dañu gisoon ak grève yi nga xamante ni amoon na éducation bi nga xamante ni normalul daawaat jéeg ñu amoon pour une scène politique sénégalaise la jeunesse interpellée ren nag ñu xool processus bi Sénégal di doxee ñu ni kon thème bi dañ koy tënk ci la société sénégalaise entre progression et dégression mooy am na ñu naan Sénégal a ngi yokk am na ñu naan Sénégal a ngi wàññeeku fan la Sénégal di yokkee fan la Sénégal di wàññeekoo ñiy ñëw ci débat bi bu ñu xoolee invité yi sax ngeen xam ni ñun ko jox seen domaine la parce que ñoom ñoo ñu yar ci côté boobu. macha allah thème yi am na solo kon nag di jox mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre seen site RDU du Sahel Tamxarit incha allah ci Pikine 3 la kon nag bu ko kenn tardé ndax yaakaar naa thème yooyu loo réer la woon rek boo ñëwee dina fa leer incha allah xam naa damay ñëw ci sama point jeexal ndax gis nañ ni yéen ngeen koy def depuis 2014 mais ren ma yëg ci benn changement mooy sponsor pourquoi sponsor ci émission bu mel nii bëgg naa nga dugal ma ci tuuti tamit ak ñan ñu lay sponsoriser nga remercier leen ma daal di jeexal sama émission incha allah ndax heure bi jot na ma. waaw xam nga kon processus bi ba tey ñu ngi ci à qui la clé bi
2014 nanu am titre à qui la clé comme léegi am nañu suñu émission boo xamante ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp tuddee ko à qui la clé ñu dem ba benn jamono tamit gis ni jamono moo laaj yenn yi xam nga tey bu ñu tuddee héros du ciel bu nu amul woon lii du nu mën a def en route vers kon benn point la boo xamante ni dafa essentiel pour communication à qui la clé jàll tey bu nu tuddee Maktoum Pro benn point la bu essentiel boo xamante ni dafay tax à qui la clé jàll parce que bu nu xoolee bande annonce bi ñoom ñoo ko def tey bu nu tuddee tamit ñu si mel ne suñu yeneen sponsors yi ñu tuddee Khalifa Ababacar Couture même bu dul du question de am bi nañ ciy wut parce que yitteeluñu bu doon am dong la mën nañ ko wutee ci beneen fànn mais fànn bi ñuy liggéeyee xam-xam benn ëppal doole te xam-xam bi ni mu ñu ëppalee doole tamit jar na ñu ni sunu mbokk yi nga xamante ni tamit ñu ngi liggéey ak ñun jar na ñu fësal leen ba nit ñi mën leen jàppale tamit ba ñoom ñu am yokkute si li ñuy def ñu am si Khalifa Ababacar Couture am ci boutique sopp Serigne Babacar Sy bu Ndey Sukay Jonn Khalifa Ababacar Couture bi di Ndey Soxna Guèye ñu am si tamit boutique Ibra et Frères mu nekk marché moom tamit kon ñooñu nanu am si sunu sponsor yi héros du ciel Maktoum Pro Khalifa Ababacar Couture sopp Serigne Babacar Sy ak Ibra et Frères kenn ku si nekk tamit ñu lay remercier si jàpp bi ngay jàpp si émission à qui la clé di la wax section Pikine 3 duñ leen fàtte benn yoon foo leen soxlaa section Pikine 3 pare nañu pour jàppale leen sur tous les côtés ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di jaajëfal képp koo xamante ni tamit dina seetaan lii di en route vers tamxarit bi di ñaan ñëpp tamit ni tamxarit bi processus la boo xamante ni en route vers bi plat d'entrée la mais li ñu war a lekk dëgg bu ñu ñëwulee tamxarit bi duñ ko mën a lekk waaw faaw ñu mën a ñëw si tamxarit bi rek xam li nga xamante ni moo fay am dëgg-dëgg ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax ci dalal bi ñu dalal jërëjëf. aca boog Pape Yérim yow itam lay tàggoo. waa di la sant bu baax di kontaan wax dëgg yàlla si sa taxawaay mooy li ma doon wax rek si bi ñuy wax si néeg bi maanaam seen taxawaay moo tax ñu am ñooñu sponsor seen taxawaay ñoo tax ñu am ko parce que bu ñu taxal woon tamit bu ñu demee tamit xëy na lañ sa bëgg duñ ko am kon di leen ñaanal yàlla rek yàlla seen taxawaay na gën a yokku lu ñu gën a liggéey parce que tamit booy liggéey ñu lay xool di la pousse bul fexeel ba bul dellu gannaaw fexeel rek moment bu nekk nga jéem a avancé di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ni ma leen ko waxee suñu ay jarabaat fekk suñu ay doom la doom moo fi nekk fu ñu ñëwee rek pare nañu pour liggéey bu ko defee di ñaan yàlla defal leen gudd fan di la remercier wax dëgg yàlla tamit di remercier mbokk yëpp di ñaan yàlla at bi ñu commencé di ko def yàlla nañu ko def déwén te mu dàq incha allah ngeen baal ñu wax. jërëjëf Papa Yérim waaye tamit jërëjëf Iba Mbaye jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi topp seen site héros du ciel yéen itam kon nag ni ñu ko waxee journée culturelle la waaye tamit émission la à qui la clé incha allah tamxarit à partir de 21h ne ñëpp teew la laa leen di wax jaajëfal ñi nga xam ni ñëpp tamit ñu ngi ñuy topp ci seen site héros du ciel di ñaan mbokk yëpp tamit ñu abonné ci site bi incha allah bépp programme boo xam ne aussi tamit mu ngi daw daa ngeen ko mën a am foofu ci kàttanu suñu borom aywa waneen yoon incha allah ñu ngi jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu